Merci de rester avec nous sur la chaîne leader Seneweb TV mbokk yi jërë ngeen jëf gannaaw ba leen nuyoo siyaar waa leen tey ñu indi thème muy insécurité bi nga xam ne am na Touba ak partout wala fépp ci Sénégal ñu war cee dalalan ci Dame Ndiaye war kaa seq ak FCS voilà booba ma jox FCS mu nuyoo. maa ngi lay fay moom di nuyu askan wi di nuyu suñuy téléspectateur ak suñuy téléspectatrices di leen fàttali rek ngeen di abonné wu ci chaîne bi di nuyu Dame mi ngi ko seqal ak Pape Ndiaye mi nga xam si tey teew ci plateau bi. kon ñu ànd ceeg Dame Ndiaye war na cee indi ay jàngat yàlla naka mu gisee insécurité balaa boobu jox ko mu nuyoo daal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Mamour maa ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu Baye Galas di nuyu Papa Ndiaye Dra au passage di ziare ñëpp rek di baalaax ñëpp tey baalaax ñëpp di nuyu waa Seneweb TV di ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi topp li nga xamante ni mooy site bi di Seneweb TV rek maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare nekkoon Dame Ndiaye responsable du parti sud de Diourbel. waaw kon Dame ñu gis ne maanaam Touba yàggul fii di garab am na benn ndaw soo xam ne ñu violé ko moo daw ñu jam ko paaka gis nga li xew Pikine ak li amoon Mbacké ni insécurité boo xam ne am na Sénégal surtout suñ diwaan gi di Touba ndax police yi fii état bi dañ ciy def ci police dafa mënul wax ndax Touba boo gisee day màgg te li muy màgg dafa am doole trop te gisoo poste police yi bëriwul fii lay jànnatu ak bu bees bi fi Macky Sall indi fële ca héliport. waaw Mamour xam nga loolu problème insécurité xam nga nit mënul dund ba stable te amuloo li nga xamante ni mooy sécurité. vraiment kon problème insécurité moom tey yéen ngi waxtaanee loo xamante ni tey lu jara waxtaanee la mais li mu ëmb daal bëri boo xamante ni tey mën nañ cee waxtaanee tey lu bëree bëri. FCS. waaw damay wax ne insécurité bi am Touba jàpp naa ne Touba muy Darou Khoudoss muy Sam muy Darou Minam fenn fu ci nekk wala naa am poste police ndax fenn fu nekk bu ci amoon poste police insécurité bi dana wàññeeku bu baax a baax ndax Touba damay wax ne am réew la du dëkk soo xoolee Touba ñaari hôpital ñoo fi am yu mag Ndaamaatu Janatu te Touba foofu loolu na faa weesu yàgg-yàgg kon lépp ci insécurité ci la bokk ndax boo xoolee ay ñaawteef fi mën nañu ñëw sa koñ def lu leen neex nga woo police ñu naan lu nga wàcc ak dañoo nàngam te damay wax ne police ak taximan ak médecin ak pharmacien ñoom ñeent amuñu droit wàcc parce que nit ñi dañ leen di soxla lu bëree bëri kon ñooñu man jàpp naa ne amuñu droit wàcc suñu Mamour. kon Dame wax boo gisee man bi yàggul fii may liggéey marché Guéwal am na benn paa boo xam ne ci jamono ji fan yi rek ay 21 heures yu guddeegul booba waxaw ci sedd bi jamono ko paaka bi wàccee di tourné nga xam ne maanaam partout fii ci Touba ñu ngi koy dund ci insécurité boobu. waaw xam nga dama ciy gën a insister parce que pourquoi ma ciy insister soo gisee tey Dakar poste Thiaroye poste yu bëri na poste police yi bëri na teewul sax mi ngi am ay jafe-jafe mais Touba tey ak ni mu toll ak li mu recevoir ci ay nit ci ay doomu aadama Sénégal insécurité bi mënul doy la tànk comme ni ko Baye Galas waxee léegi renforcer woon li nga xamante ni mooy poste de police yi renforcer leen boo ko defee gendarmerie ak police yi ànd ci benn kii boo xamante cadre boo xamante ni dañuy ànd ñoom liggéey diggante police ak gendarmerie ku ci nekk maanaam ànd liggéey première insécurité Sénégal nag mooy li nga xamante moom mooy parents yi gis nga il faut ñu yar xale yi. am nañ ci wàllu. il faut ñu am nañ ci part de responsabilité il faut ñu affaire bi mi ngi ci base bi il faut ñu yar xale yi d'abord tàggat leen nampatal leen ci diine ak ci l'islam mais kër da ngay dem ak kër tey seen télé ba dañ cee jàpp mooy ay film tubaab yi yor ay fetalante di reyante di jamante loolu la xale yi di seetaan te pour am na fi ay télé yoo xam ne ñi ngi jàngale diine ñi ngi jàngale l'islam lu tax jàppaloo loolu seen sa doom yi seen yi nga xam ne ay xeex laa di fetalante lu tax daggoo ko pour bañ ko say doom di ko seetaan parce que xale lu mu jàngale loolu lay tëriwaale loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te gis nga Mamour fi nga xam ne mooy Touba il faut ñu gën a yokk sécurité bi il faut ñu gën a yokk sécurité bi non seulement sax nekkul ci
tey frontière parce que Touba mi ngi ci digg xolu daanaka Sénégal da nga daw ci côté bu ne pour di génn ci frontière bi bu dee ci côté penku bi la da ngay daw ba jëm ay boori Fuuta Bakel ngay génnee frontière bi bu dee ci côté Mauritanie bi da ngay dem ba Ndar dem ba Rosso door a génn dugg frontière bu dee ci sow bi la Dakar bu dee ci côté bi Tamba da ngay dem ba côté Guinée kon déjà sori na mais Sénégal insécurité bi li ko gën a war mooy frontière yi moo yomb dugg fi moo yomb am na ci ñaawteef yu bëri yoo xam ne ñi koy def duñu ay Sénégal. nga yaakaar ne comme ni nga ko waxee ci parents yi am na parents yoo xam ne comme lu xew ci jamono ji comme ni ne loi de parité nga xam ne jigéen gi day jiw xëy borom kër gi xëy nga yaakaar ne sa doom yow école bi nga yaakaar te école bi léegi gisoo yar bi demeetul noonu mbedd mi noonu ndax jigéen ñi wur ñoo delluwaat ci kër yi wala. waaw xam nga xale foo mu jàng parce que xale il faut mu jàng pour ëllëg mooy avenir u réew mi mais ca barabu jàngukaay su ma waxee loolu mooy que ne ca barabu jàngukaay lañ leen koy jàngalee leen lan mooy diine jàngalee leen lan mooy l'islam jàngalee leen lan mooy nit ak sa diggante ak sa morom lépp mi ci alxuraan en fait loolu suñ ko ñu boolee rek plus ñu jàng nasaraan bi après yaakaar naa ne suñu borom mën na ci def jàmm. waaw garas. sama demande est-ce que Touba ci Sénégal la bokk parce que manque de sécurité bi mën naa ne ci Touba la ëppee te lépp nag li koy waral. nga yaakaar ne comme fayantoo état bu amu fi maanaam comme élection ñoo gisee comme kii bi ndax maanaam yooyu amu fi comme kees gisoo. mais man moo waxee foofu xëy na loolu lépp ci la bokk ñoom fi nga waxee mooy Touba fenn fi ci nekk waroon naa am mairie boppam ak poste de police ndax marché Diel bi donc moo na ngaa toj def ko poste de police bu ko defee insécurité bi man fi wàññeeku bu baax a baax ndax manque de sécurité bi mën naa ne partout dans le Sénégal. waaw Touba la ëppee. wax na ne am na ci part de responsabilité état bi. waaw foofu moom dama ciy d'accord ndax yaakaar naa ne li daan wax sànq rek xale yi war nañoo xoolaat li ñuy seetaan di seetaan bu baax jëm ci wàllum diine mais léegi mën naa ne ay théâtre yu kenn xamut daanaka sax mën naa ne théâtre bu njëkkoon naan yeete mais léegi yéeteetul dafa mel ne dañuy sànq gone yi dañuy sànq xale yi parfois ne gis loo xam ne si te damay wax ne ak gone lu mu gis rek dana ko roy moo xam lu baax moo xam lu bon kon daam foofu ma dama ciy insister foofu nga waxee sànq. waaw daam nga yaakaar ne wur ñoo indiwaat benn loi peine de mort ku rey ñu rey la ndax fii da ngay gis koo xam ne tey jii day rey sa doom ba pare dem tëdd ñaari weer ñetti weer mu génn te sa bu génnul yow yaa kay sa impôt la ñuy dagg di ko dundalaat ndax yaakaaroo ne bu rey ñu rey ko mu jeex est-ce que du wàññi. waaw Mamor xale yi léegi bari na trop. Mamor laaj nga question bu pertinente gis nga loolu l'islam moo ko njëkk a tëral ku faat bakkan ñi faat la moo xam bakkan bu borom am 100 ans wala bu bakkan bu borom am 4 mois nga rey ko te tey ko dañ laa war a rey mais entre parenthèses Sénégal moo parewul loolu Sénégal moo pareegul pour def peine de mort. pourquoi effectivement li tax Sénégal pareegul pour def peine de mort mooy que nag Sénégal dañuy làq doom dóor doom amaana li doomi daan njaay def ñi dal ci koom doomi Mamor da koy def ëllëg wala mu def lu gën a pire ñu làq ko gis nañ fi ba tàyyi ñoo xamante ni dañuy def ay loxoor ñu jël yu ndaw ñu jël leen dóor leen ci kaso bi ku ñëw def gila wala bu mag ñu jël ko daggal ko bee nga am ci kaso fekk ma nga en l'étranger ma nga Europe wala Sénégal dañ naan sax maanaam booy sàcc milliard daa mel moo gën sàcc nen ndax boo sàccee nen mën na laa tëj 20 ans boo sàccee milliard nag ma nga may yàgg effectivement noonu la demee moo tax parewuñ pour def daal ci gàttal daal ci question bi Sénégal parewuñ pour def peine mort parce que lii kii di def ñi rey ko ci ëllëg doomi keneen mën na koo def te duñ ko rey parce que parewuñ ci loolu pour égalité boobu ak yemale boobu amu fi parce que Sénégal dafa bëri kii doomi diw la kii doomi diw la kii doomi diw la gënalante bi ci boppam moo fi bëri moo tax peine mort mënu fi dox buñ ko sumbee duwee. manque de sécurité bi c'est partout dans le Sénégal. waaye rawatina du Touba rek. benn sappo moo fi am diggante Mbacké ak Touba benn sappo moo fi am loolu est-ce que jaadu na ci diggante Touba ak Mbacké parfois lakk day am bala ngeen a woo bala ñooy egsi daanaka mu jéggi dayoo trop sax ndax bëkki déemo jaay rek Kaolack gis nañ fa ñun fa rey benn américain waaw loolu lépp manque de sécurité bi damay wax ne Sénégal gépp la lan moo tax président bi mënut a renforcer sécurité bi ci côté yépp parce que Sénégal soxla na sécurité ndax yaakaar naa ne sécurité ko amul doo mën a nekk jàmm
manque de sécurité bi du ma ne Sénégal rek la déedéet fépp la Sénégal Touba rek bëkki démo Njaay lañ ñëw fii ne tudd sax marché Mame Diarra bi ay Samba Boy def fi lu leen neex te lépp manque de sécurité bi jigéen lañ jotee waaw loolu lépp manque de sécurité ci la bokk ndax ay weer si ginnaaw rek doon nañ fi rey ay xale fii ci Touba ku ñuy wax Fallou Diop mën naa ne sax Touba la ëppee ci yeneen dëkk yi kon jàpp naa ne président yi war na kaa renforcer di rafetlu nag acte Touba sa kanam ndax ñoo ngi entamé liggéeyu rafet te baax ndax jàpp naa ne li mairie waroon def ñoom ñoo koy def di leen di saluer Mamour Dieng. waaw daan damay dellu si fi grâce wax ne comme américain bi da yoon Kaolack ñu gis ne américain bi nga rey Kaolack Macky Sall dafa bind ci tiwtiiram di nga jaale Amérique ba pare yónnee fa délégation nga gis ci rayoon Pikine maanaam état bu Sénégal ba tey jii nii te kooku wax dëgg yàlla njabootam yoruñu dara kii jaaruñu defuñu kii maanaam réew mi max loolu du solo si wala. waaw loolu bala ma ci ñëw damay andi leeral tuuti ci li béykat la wax ci pour Touba maire yi ñu décentralisé ko comme ñu def Dakar ak yooyu noonu comme jànnatu am maire ak Daara Khoudous. ak Daara bi nag ak Sane waaw loolu mun Touba xëy na loolu pareegul pour parce que Touba titre foncier la Touba ni ñu tànnee maire bokkut ak ni Dakar di tànnee maire bokkut ak ni Ndar di tànnee maire c'est diamétralement opposé Touba titre foncier la Ndar bu ñu tànnee maire dañu dem élection locale ñi voté dem ci mbañ gàcc yi ku ñu voté boo gañee nga nekk maire toog Touba nag dañ koy jël rek maanaam li nga xam ne mooy électoral ak li nga xam ne dañ koy nommé maire Touba dañ koy nommé donc kon loolu mu nekk dootu yomb. est-ce que jamono bi doxul ba tax na ñu war a tànn maire ndax bu fekkee nii muy doxee nii bu fekkee nii lay doxee wax dëgg yàlla maire bi ndax maire bi gisuñu man wala boog man gisuma daal loo xam ne même suñu tëli bii di Darou Khoudoss gis ñu lamp yi tàkk du dara gis ñu li fi gis ba Touba ca kanam moo koy liggéey waaw ndax jëlut kon ñu changé kii bi système bi. waaw xam nga système bi fii ndigal moo fi dox Touba il faut ñëpp xam ne ndigal moo fi dox ki fiy teg toog nekk maire sëñ bi moo la fi teg donc mu am ñaari jafe-jafe est-ce que askan wi li leen maire bi di teg ci ay impôts ñu ngi koy fay ci ay taxes est-ce que askan wi nga koy matale. d'abord dañuy woote seen budget bi daal léegi 5 milliards. waaw 5 milliards ak wala 2 milliards wala 1 milliard mais dama ne est-ce que askan bi ñu ngi matale seeni droit comme quoi que ne maire bi tamit est-ce que moom it mi ngi matale li nga xam ne moom la waraloon askan wi mu di ko def. parce que ça veut dire mooy moom ñu ngi fay à chaque fois maire bi Touba. ah ñu ngi fay mais léegi nag maire bi loolu mënul nekk. maire bi léegi loolu mënul nekk parce que maire bi bu fekkoon dañ ko élire comme ni ñu élire maire Ndar kuñ tabb ci par électoral buñ la boo liggéeyul xam nga ne bu sa mandat jeexee dañuy demaat ci bi daam mën na ñëw ne damay posé nekk maire comme bu ko defee bu boobaa bu ñu ma votelee mën naa koo gagné donc kon voté élection moom muy présidentielle muy local muy législative fii ak voté amul rek maanaam soxla mën naa. kon ñu dikkaat ci cas Pikine bi ak Amérique bi li ma la wax comme état du Sénégal kii Amérique kii Sénégal. waaw xam nga maa ngi koy jaale vraiment Mouhamed tur bu neex la yor vraiment mu ngi nekkoon ci yeneen diine tuub nekk jullit vraiment loolu képp kuy islam vraiment war nga ko mën a ñaawlu en fait war nga ko mën a ñaawlu mais Macky c'est le père d'une nation en fait am na ci loo xamante ni tey responsable la ci war na ci wax ci yeneen ak yeneen mais su fekkee daf ko wax pour en tant que chef de l'État en tant que kee nekk doomu réewu jàmbur en tant que jullit kee nekk jullit je suis d'accord mais nag xaw ma ndax complexe dafa ne ci ginnaaw am déet je ne sais pas mais bu fekkee ci contexte bi la ko defee c'est normal mais ce qui est l'essentiel daal mooy jug xoddeeku tey dañ daan wax xoddeeku bala nga lakkale en fait mais tey dañuy wax tey da nga lakkale ba pare léegi nag war a xoddeeku donc may nuyu ministre de l'intérieur au passage Aly Ngouille Ndiaye suma grand frère la yaakaar naa ne lu ci bëri tey ci loosam la gàddu ci sécurité Sénégal mais dama koy lancer un appel il fallait que mu renforcer li nga xam ne mooy sécurité bi ci frontières yi frontière dafa am 3 dafa am frontière routière am frontière maritime am frontière aérienne donc yooyu foofu laay taxaw mooy ñetti frontière moo am aérienne maritime ak li nga xamante ni moom mooy routière donc yooyu nag nga war cee veiller sécurité bu baax pour que ñiy dugg ak ñiy génn mais Sénégal dugg bi dafa yomb léegi da ngay gis ñu jàppee dorog Dakar
te jaar na ci frontière yi bëtt dem ba capital ñu war ko. léegi sa dégg naa ne am na ñoo xam ne dañuy jël seen doom yi di ko transfert pour ñu ñëw Sénégal ñu ci bari comme taalibe yi gis nii dëkkuñu fi yeneen réew lañu jóge loolu mi ngi commencé di am Sénégal mi ngi commencé di fi am. mooy li ma wax léegi. ba kenn dootul xamante Sénégal bi ak beneen réew jàmbur ndax yu bari ñoom ñoo ko fi indi. mooy li ma nga wax ci frontière yi. mooy problème mu insécurité bi mooy problème mu insécurité bi parce que Sénégal dugg fi tey dafa yomb dugg fi dafa yomb man génn naa fi ci ñaari côté frontière yi génn naa ko fi jëm Mauritanie booy dem Mauritanie boo duggee Mauritanie am na foo xam ne ñun Mauritanie jéggi siraat lañ koy wax ay xaj ak ay lu ne ñooy def visiter ba xam dorom newu ci leneen newu ci lu mat 4 yoo xamante ni 4 montages yoo xamante ni da nga koy dab boo xasee dugg Mauritanie Sénégal loolu amu fi Sénégal dugg bi dafa yomb corrompe bi moo bëri ci li nga xam ne mooy frontière yi corrompe bi moo bëri ci li nga xam ne mooy frontière yi si tey par exemple tey jafe-jafe bi nga xam ne tey am na fa ci feebar boobu fa am tey ñu ngi veillé nii mais mën nañoo jékki-jékki dugg biir Sénégal ci biir réew mi pourquoi pas parce que tey frontière yi tey ni ñu ko war a tey ni ñu ko kii baaxu parce que drogue bi nga xam ne Dakar lañ ko jàppee mu jaar ci frontière yi ba jàll mais bu doon luy lore la day lor Sénégal parce que capital dara waru faa àgg sécurité aérienne dafa am sécurité routière am sécurité maritime mooy li nga xamante mooy ndox mi am na ñoo xam ne ñoo ne ci ndox mi ñoo xam ne ñoo yor sécurité maritime bi ñooñu war na cee veillé aérienne mooy avion yi nga xam ne dañ ci kaw lañu jaar di wàcc loolu war na cee mën a veillé sécurité avion bi wàcc veillé ko ci aéroport international Blaise Diagne. waaye nag police bu Sénégal jàmbaar la ndax dañuy liggéey lu extraordinaire yu bari ndax doo xoolee drogue bi ak dañ mujjee jàpp port boo xoolee yu maanaam police Sénégal daal wax dëgg yàlla mention spéciale la leen defal ci waaw xam nga police Sénégal daan leen defal mention spéciale mais li ñuy daj dafa métti mais effectif bi dafa manqué. effectif police Sénégal dafa manqué ba pare li leen di fay baaxul. ndax état jox na leen doole bi. mooy li ma la wax lépp day dal di ñëwaat ci mbaggu état parce que état mooy loolu doole privilégié wu leen ba nga xam ne police du Sénégal wala gendarmerie du Sénégal dinañ am stable pour liggéey. parce que koo xam ne tubaab gi da ngay woote fenn ñu ne la amuñu oto waaye daal dañoo manqué gasoil. loolu lépp fu muy dem non waxuma la dara mais policiers yi laa wax ku ci fayee ko weer boo demee ca bitig ba soo fayee say ravitaillement dootoo desee dara parce que li ñu leen dafay baaxul li ñuy fay député ak ministre yi moo teguwul fenn nañ ko wàññi jox ko policier ak gendarme yi ñuy veillé. yaakaar ni ministre yi ngeen di jox nga yaakaar ni waruñu kaa wàññi joxaat askan wi ministre yi maanaam policier yi ngeen di jox ñu wër seen kër nga yaakaar ni waruñu kaa wàññi ndax bari na trop joxaat askan wi. daam foofu dama ci d'accord fu mu waxee dama ci d'accord ndax yaakaar naa ministère ak député li ñu leen fay bëri na trop même jabari ambassade da leen fay. man policier jàmbaar lañ trop wàllum gendarmerie wàllum sapeur dañ lay war a renforcer ndax insécurité bi mën naa ne ñoom ñoo ko yor kon tey Macky Sall waroon na renforcer bu baax a baax keroog benn taximan dafa ma gis ne ma FCS ma ne ko waaw mu ne ma am na heure yoo xam si du ma ko jóg parce que insécurité bi dafa bëri Sénégal man ko nag wax nga dëgg parce que insécurité bi yaakaar naa ne fépp lu Sénégal du Sénégal rek mais police parfois nag man damay xaw a dal seen kaw ndax mën nañoo jàpp kenn mu def du am si 1 an 2 ans ñu bàyyi ko kon léegi dama yaakaar ne lépp daal wàllum corrompe la Sénégal noonu lay doxee noonu. waaw surtout day dellu ci kumba am ndey ak kumba ñu koy waxee kumba am ndey. ak kumba amul ndey waaw. insécurité moom yaakaar naa ba doon ko wax fii bu suba du jeex waaye balaa booba kon ñu jox suñu gan ñu tàggatoo Dame Ndiaye. waaw Serigne Mamor maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di jaajëfal sa naataango FCS FCS moom léegi yaakaar naa ne moom FCS léegi SR la bu njëkk daana neex gis waaye léegi neex gis parce que léegi dafa xaw a am bës xam xaalis donc di nuyu Pape Ndiaye au passage Pape Ndiaye dara di leen jaajëfal vraiment ci seen liggéey ci seen maturité bi nga xam ne am ngeen ko ci charisme bi di leen jaajëfal vraiment ngeen nekk ay jeunes yu ambitieux vraiment ubbi seen benn site di ci Dóor waar site bi nag tudd Sunuyef TV et en fait yaakaar naa ne Sunuyef TV moom ñëpp ngi ci parce que sunu yëf la sunu yëf sax xam nga léegi dafa xew xale ko wax mu ne sama yëf donc kon sunu yëf la donc na ñëpp jàpp ci Sunuyef TV di abonné di aimé di partagé donc loolu mooy jàppale bi du dëgg donc maa ngi leen di ñaanal bonne continuation di ñaan aussi ci réew mi jàmm victimes yi nga xamante aussi ñoo loru ci li xew maa ngi leen di ñaanal suñu borom xaare leen aljanna ñu mottalee seen ndaw ci aljanna donc njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla suñu borom teg ci loxo fañ leen féete woon yàlla suñu borom féete leen fa may leen xolom muñ en fait
aussi njiitu réew mi tamit suñu borom kàttanal ko dooleel ko aussi parce que moom moo nekk président de la république donc mooy la responsabilité moom mooy ministre de l'intérieur bon suñu borom kàttanal leen aussi ban veille ci sécurité askan bi parce que lu mu métti métti ay opposants lañ nekk ne aussi tamit tey falu na pour 5 ans ak lu mu métti métti suñuy papa ñu ngi ci biir réew mi suñuy yaay suñuy doom ñu ngi ci biir réew mi di jàng donc moom mooy la responsabilité kon ñu ngi koy ñaanal di ko wax mu dellu si waat woote waat dialogue bi aussi dialogue bi ngeen bàyyi maanaam dialogue bi aussi ñu waxtaanaat comme nee nañ dialogue nañ ko def te yàlla tax ñu daje waxtaan toog sur la table parce que deuxième guerre mondiale li muy métti métti deuxième guerre mondiale li muy métti métti sur la table la mujj dañoo mujj toog ci table ñu waxtaan kon war nañoo mën a toog ci table ñu waxtaan ñu nekk benn joxante loxo fas yéene liggéey parce que 5 ans c'est dur il faut ñu toog liggéey bàyyi marché bi Macky tamit déglu li ñu koy wax mu def ko bàyyi tëj ko la neex tëj kii yow may ñu jàmm Macky bu Macky xoolee gi ñaan chaque jour ñu ngi xool naa à chaque fois xam nga yow yaa ngi ci opposition bi à chaque fois ngeen mayoo leen dara état bi waaw xam nga may du question opposant ñun suñu devoir la ñu def en fait suñu devoir la ñu def chaque jour ñu ngi taxaw di jàkkaarloo tey askan bi pour peuple bi li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ñi di ci xeex loolu rek mooy suñu affaire pour mu normal rek gérer li nga xamante ni moom mooy responsabilité yi ñu ko jox mais du dara du ennemi du dara donc li wax naa ko léegi dinaa la ñu ngi koy ñaanal parce que moom lañu fal pour 5 ans lu mu métti métti ñu koy ñaanal gouvernement bon mu def le maximum possible ci loolu lañ koy xaar ubbi tamit Guy Marius Sagna waaw gisoo xam naa ñoom dañoo yaakam di Macky wàcc siège bi ñoom ban mën a yéegaat comme ni wax FCS mu tàggatoo di nuyu Dame Ndiaye di nekk responsable parti Sud di nuyu seen coalition ñëpp parti Sud di tàggatoo di nuyu Pam Ndiaye Dara mi nga xam ne si baaxoon nañ di seq moom émission tey dafa absent mais ñu ngi ko nuyu au passage di nuyu sunu animateur bi DJ Pape Diouf mais aussi fàttewun Mame Seye ak Bindu Seye ak Boussakan ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm leen wax ne woy leen di abonné ñu wéy di leen bëggal fii ci Sunu Yëf TV. waaw di fàttali ko ni kon ni abonné seen site internet Sunu Yëf TV ñoo ngi koy fàttali ñëpp daal xanaa doole yi den ndox lu jiw a jeexul jugu fa mbokk yi jërë ngeen jëf nii nañ ñëpp siyaare